bàyyi la nga nuyu auditeurs yi ñu dugg ci waxtaan bi. waaw maa ngi lay sant bu baax a baax El Hadj di la nuyu di nuyu ñuy déglu ñëpp. voilà muy la am solo grand nag gajo nañ la dégg léeg-léeg nga feeñ léeg-léeg nga mais fan nga gën a féetewoo Sénégal nga féetewoo wala fi nga féetewoo parce que nag ñun ci lañ bokk waaw dafa am loo ñu tàmmaloon c'est important. bul fi indeeti problème donc pour muy leer rek dafa am ñoo xam ne am na ñoom problème boo xam ne ba léegi. mi ngi ko pareegul. réglé guñ ko. waaw réglé guñ ko kon nañ ko teg ci suuf ba ci kanam. New York laa daal. voilà kon c'est bon bien en tout cas ñu ngi lay féliciter ñu ngi lay seetaan Sénégal di la seetaan ci télé yi di la dégg tamit muy lu am solo mu nekk fierté ci diaspora bi kon nag ni ñuy def rek mooy comme ni ma ko waxee tey journaliste bi la ñu invité ki nga xam ne nii des fois buñ koy dégg muy wax mu ñuy fàttali ba dañuy fàttali ki nga xam ne nii ñun ñëpp ku ñu bàyyi xel muy Cheikh Anta Diop. donc pour wane rek ne dayo bi nga xam ne nii am nga ko ci wàllu politique ak expérience ñu toll ci jamono joo xam ne nii guddi gu bari setagul lañ koy wax foofu ci Sénégal moo tax bi ñuy yëgee ne ñëw nga Amérique ñu ne occasion boobu dañ koy saisir pour waxtaan ak yow comme ni nga koy defee ci Sénégal que un peu partout. donc ginnaaw bi nga nuyoo ba pare li ñu lay njëkk a gën a laaj mooy ana nan nga gisee députation yi nga xam ne nii jot na fee am ci diaspora bi. députation yi nga xam ne moom jot na am ci diaspora bi. man li ma ci jëkk xalaat mooy dama wóorul ne ndax diaspora bi seen bopp jotoon nañ waxtaane ba xam am député lan lay jariñ parce que bon xam naa ne nag man comme peut-être doyuma ci seede ndax man sam bopp taxawoon naa ne damaa bëgg a nekk député kon tey mënumaa wax ne député diaspora warul am wala du lu baax wax ma loolu dama ne ndax la mu waroon indi jot nañ ko waxtaanee suñu biir ba mu leer parce que bu fekkee ne lii xew lépp jot naa ko yëg peut-être am na lu bëri dafa mel ne bi ñu defee élection 2017 yi ba léegi daanaka député diaspora fukk ak juróom la ñu woon yaakaar naa ne mais lu gën a bëri ñu koy dégg peut-être Mame Diarra Fam rek lañ ci dégg muy wax di yëngal di doxal ñeneen ñi dafa mel ne bañ leen fale yi fàttaliku ma yeneen yu bari yoo xam ne jot nañu ko def donc warul bett kenn ni ko nit ñi jàppe woon ba muy door a ñëw 2017 yaakaaruma ne bi mu ñëwee bi yoon noonu lañ ko jàppee parti yi seen bopp sax ñu ci gën a bari bi ñuy tànn dafa mel ne dañu ko abandonné jàpp nañu ne en tout cas rawatina parti bi nga xam ne moo nekk au pouvoir ak yeneen yi waa Benno Bokk Yaakaar dafa mel ne ñoom gox yi ci bari ci àdduna bi dañ ko bàyyi ak opposition bi sax ndax yaakaaruñu woon man faa def lu kile tànn nañu ay nit rek waaye yaakaaru ma ne sax na ma daan dégg ay campagne di ko dox rek yooyu doo mën a defee nañ ko noonu donc li nga xam ne man moom laa xalaat mooy bu ñu bëggee wax affaire député diaspora dañu war a xool lan lay jariñ lan moo tax mu jóg ndax partisan rek la war a doon ku nekk ñi far ci opposition bi far ak ñi ci opposition bi woote jotee ñu wooteeg ñoom ñi far ak gouvernement bi far ak ñoom bu wootee jotee ñu wooteeg ñoom wala boog dañu war a seet rôle spécifique boo xam ne ni nga xam ne noonu la ñu tànnee diaspora ndaxte xam nga 60,000 ak lu topp moom la nit war a am pour am benn député. boo jëlee fu mel ne Amérique du Nord defe naa ne ay 12,000 ak 15,000 daal matu ko ñu fi bindu je crois. te ñoom ñu jox leen député. donc loolu liñ ci defoon mooy dafa am sama benn xarit bu wax ne ci tata joo xam ne ay militaires ñoo fa nekk soxla na ñu koy défendre waaye surtout soxla na ñoo xam ne ñoo koy alerter bu dara dee xew ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew comme ni ñuy jëlee ay Sénégalais de l'extérieur ci football ñu remplir équipe nationale ba mu fees dell ak junniy footballeur nekk Sénégal peut-être dañ faa jànge dara xamee fa dara amee fa yenn yoo xam ne mën nañ ko indi réew mi député yi nga xam ne dañ leen tànnee bitim réew man dama jàpp ne loolu moo war a door seen rôle peut-être waruñoo bokk ak yeneen député yi nu ñuy fonctionner dañ cee war a yokk leneen loo xam ne fa ñuy dundee ak fa ñu nekk peut-être mën nañu faa xalaat jële fa jànge fa xame fa loo xam ne war nañ ko mën a indi pour yokk ko ci liggéeyu Assemblée nationale mais dafa mel ne ci 13e législature bii nga xam ne mooy jeex dégguma ci lu bëree bëri loo xam ne loolu jot na ci waaw d'ailleurs pour dëgg li nga wax rek 13e législature boobu dégg nañ suñu frère mu wax démb ci rajo APR di wax ne amuñu woon ay moyens
comme ni nga ko junjee rek bëggoon nga nekk candidat ñun macha allah je touche du bois wóor nañu ne tey boo nekkoon député bi problème bi mu am moom ak ñu bëri niñ ko amee mooy munoon am ay coût pour mun di voyager problème boobu yow doo ko am est-ce que yaakaar nga ne tey boo nekkoon ci position boobu jafe-jafe yi ñu am ñoom di nga ko am yow. non man laaj sama wàll ci politique. mi ngi sama gannaaw. kon jeex na waaw mais c'est important pour xale yi dégg rek c'est-à-dire tey ñoom li ñu waxoon mooy le doyen li ñu waxoon ñoom mooy que ne par exemple benn billet avion lañ leen doon jox et je pense que ne métti na donte nag lancé na def na cri de cœur wane ne législature bi di ñëw nañ leen jàppale vraiment ba jox leen doy mais fi may waxee mooy xam nañ ne yow nekk nga comme ni nga ko waxee léegi go getter doo toog di xaar. Est-ce que loolu mënoon nañ ko xaar ci ñoom wala it is what it is. non c'est-à-dire que boo ñu bëggee waxtaan wi yomb. man simple ma ci affaire bi moom. d'accord. li anglais wax I paid my dues. You did and we know that and we appreciate it. 83 laa jëkk nekk candidat député ak parti Cheikh Anta Diop. we appreciate it. Yeah. voilà donc. man sama wàll moom mi ngi sama gannaaw. ok mais tey kon buñ boo ko doon gis jafe-jafe yi nga xam ne nii. ñi fi nekkoon député yi en 2017 am nañ ko est-ce que mun nga yaakaar ne yoon bi dina gën a yomb ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk. jafe-jafe bi ci jëkk mooy dama def ne dañu war a daje ci seen biir. ak parti bu ñu mën a bokk. dem am li ñuy wax par exemple fii ci kii yu bare assemblée yu bare bu Amérique laa ci gën a xam. ñu wax ay caucus. xam nga da ngay am parti démocrate am parti républicain ñu nekk fa. mais mu am black caucus li leen boole mooy député wu nit ñu ñuul la ñu. nga am caucus yu leneen. yaakaar naa ne peut-être 15 députés yi nga xam ne ñoo jóge ci diaspora bi. peut-être mënoon nañu jéem a waxtaan seen biir d'abord. jafe-jafe yi muy wax noonu parce que mën naa am ñi jóge Europe am nañ ko man ñi jóge Afrique am nañ ko ñi jóge feneen am nañ ko mën naa am. bu ñu dajee seen biir ñoom 15 ku bokk APR rek ku bokk Yewwi ku bokk Wallu ñoo ci yem yenn jafe-jafe yi ñoo ko séq seen biir. te itam mën naa am ñi leen fa yebal li tax ñu yebal leen fa mën naa am ñoo ko bokkale. buñ bokkul parti bu ñu nekk itam. parti moom du génn ci démocratie fu mu am moom ku nekk da nga am foofa. mais ñu mën a déggoo ci li nga xam ne ak parti boo mënti bokk. loolu moom ñi la yebal ñoo ko bokkale ci ay jafe-jafe. peut-être ñu waxtaane ko seen biir peut-être lu mel noonu même bu dee lu informel la loo xam ne du lu loi wax ay nit ñu daje di waxtaan ku ne sañ na ko. peut-être yu mel noonu mais aussi je pense que bu mënee am ñoom ñu woote ndaje moo xam ne gouvernement bi daf ciy bokk député yi bokk ci. parti politique yi nga xam ne am nañ député assemblée nationale ñu bokk ci. ñoom ñëpp ñu waxtaanee député bitim réew. lan moo ko taxoon a jóg. est-ce que dañu bëggoon lu neex ñu nekk bitim réew yëpp rek pour ñu wan leen a woteel. wala dañu jàpp ne ñu nekk bitim réew comme ni ma la ko waxee woon léegi tata ju nekk soxla na ay soldats yu koy défendre. mais soxla na aussi ay sentinelles yu koy alerter. Sénégal tey jii bu ñu nee dañuy def football xam nga ne. ñaar fukk xaw ma ñaar yi nga xam ne moom la ñuy jël. peut-être kenn ci nekk Sénégal ña nga xam ne ñoom la ñuy jël ñuy doomu Sénégal yu nekk bitim réew. gënuñu leen ba ñuy juddu dàqu ñu leen a football ba ñuy màgg dàqu ñu leen woon a football mais dañoo nekk foo xam ne. peut-être facilité yañ fa am moyen yañ fa am xam-xam yañ fay jëleeg yooyu. lu mel noonu aussi buñ jàppoon ne équipe bi nga xam ne 15 députés yu jógee diaspora. looloo leen tax a jóg ñu tànn ñoo xam ne bu ñu dajee seen biir mën a waxtaan ci jafe-jafe yooyu. peut-être mën naa am mu am njariñ man yaakaar naa ne tey bu ñu newoon dañuy woo ministère des affaires étrangères les députés yi kile consuls yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi nekk bitim réew. ak peut-être yeneen experts ak gouvernement bi ñu ngi ko séqal ak parlement bi ñu woote ndaje mu mag waxtaan ci seen biir député diaspora lu ko tax a jóg d'abord. balaa ñuy wax ban parti la bokk ak kan moo ko gagné. je pense que loolu war na am njariñ. voilà muy lu am solo donc fi ngeen ko déggee li ñuy wax ne mag jar naa bàyyi ci réew muy lu am solo macha allah dañuy xuus rek dugg léegi ci li nga xam ne génn nañ ci léegi doyen Dame Babou mooy que ne législative yi ñu yaakaaroon ne en tout cas parti au pouvoir dañ leen doon gis toujours ñuy rafle. ñu dem ba cette fois-ci ñuy yaakaaroon ne cohabitation dina am donte mujjul am mais
jege woon na c'est kenn xamul ba tey fi ñu toll nii nan la nar a demee donte gis nañ le président de la république ñu ne tey daje naag ñi nga xam ne nii ñoom la ko seqal lan nga yaakaar ne lañ mën a séntu ci assemblée nationale bii di ñëw. bon balaa ñu wax lu ñu jël ci assemblée nationale bii di ñëw man dama bëggoon. waaw li xew niñ ko war a jàngatee. c'est important. ñu seppi discours politique yi. xam nga discours politique ak discours campagne. ku nekk li nga yéene moom nga wax ne mooy am. mais bu ñu seetee taarixu wootey député Sénégal li nga xam ne moo xew nii li ñuy wax ci tubaab processus la woon jaan ju doon wootatu la woon bay dooree ki ci ñag bi. parce que xam nga élection législative yoo xam ne parti bu dul parti gouvernement bokk na ci 78 la jëkk am président Ablaye Wade ñëw bokk ak PDS am 17% ci électorat bi. PS am 83. bañ fa jógee 78 ba léegi 83 ba bi ñuy yegg ci élection 98 yi président Abdou Diouf mujj jiite 50 et quelques % le parti bi nga xam ne moo nekk pouvoir am 98 mi ngi jógee ci woon ci 71 ñëw ba 56 ñëw ba 50 xaw ma 20 ñu jóge foofu ñu ñëw ci élection yi nga xam ne moom lañ jëkkee def ci alternance yaa ngi fàttaliku ne élection am na ci boo xam ne opposition bi dañu ne dañuy boycotté bàyyi parti bu président Ablaye Wade rek fekk booba Idrissa Seck jóge na ci parti bu président Ablaye Wade dem ànd ak ñoom Ousmane Tanor Dieng ñu ngi koy fàttaliku ak ñoom Ablaye Bathily ak yooyu ñu taxawal kuréel ñu ne dañu boycotté élection yi le parti président Ablaye Wade rafle lépp mais bu boobu weesoo ba léegi ku fi manti nekk pouvoir boo manti doon ku amati majorité mësatu bi amaat ci pourcentage bi fekkee ne téeméeri nit ñu wote législature bu 13 bii ngay gis nii sur 49 virgule xaw ma ñaata la matul téeméer bu nekk président Macky ak ñi ma àndaloon amuñu ci 50%. donc ay président Ablaye Wade président Abdou Diouf mi ngi tàmbalee ci 71 ñëw ba 56 ñëw ba 50 balaa muy daanu. président Ablaye Wade la même chose bi mu fiy jógee élection yi bu mujj a def ay 49 et quelque la am Macky Sall bi ñëwee 49 et quelque la am wàññi ko boobu mooy continuer di am démocratie wu àdduna bi moo continuer di yokku te li nga xam ne man dama jàpp ne moo xew nii. lu baax a baax ci démocratie wu Sénégal la. lu tax buñ ko mënee jariñoo ni mu waree. lu tax nga ne lu baax la. alors que pouvoir bi dañu jàppoon ne majorité moo leen gënal pour ñu mën di passer seen i loi. waaw mais xam nga ni pouvoir bi wax ne majorité moo leen gënal noonu la opposition bi waxoon ne cohabitation mënul ñàkk ñun wóor na ne gagné nañ ba noppi. effectivement. xam nga loolu la ñu waxoon. mais loolu laa la wax ne la bu ñu bëggee comprendre li xew nañuy jël discours campagne teg ko fële. discours campagne sa yéene ngay wax. ku nekk da nga naan peuple sénégalais bi jàpp na lii peuple sénégal bi lii la wax ñëpp nee nañu ñëpp mooy ñi ëpp ci wolof. mais kenn ku nekk sa yéene li nga bëggoon ñi ëpp wax ko loolu ngay wax ne moom la ñuy ëpp xalaat. loolu discours campagne la mais boo ko seetee ba seet ko démocratie yi nga xam ne dañu dëgër ci àdduna yëpp mooy kenn mënul forcer passage li ñuy wax ci tubaab. La solidité de la démocratie repose sur la fragilité relative des acteurs de celle-ci. bu fekkee ne kenn mënatul a forcer yow kenn il faut que ñëpp di waxtaan di discuter. di ko pencoo. li ñenn di wax ci politique bi. te loolu tey ji démocratie wu Sénégal yegg na fa. màggal la gu doon ñëw ca jamonoy Senghor 78 ba léegi. ndax yaa ngi fàttaliku 1964 bi njëkkee wata député. bi ñu coup d'état président Mamadou Dia bi Senghor coup d'état président Mamadou Dia ba 78 moom rek moo doon wote parce que boobu parrainage bi ñuy wax nii ñëpp doon ko kaas ñi xamul yaakaar ne lu bees la boobu ba parrainage bi fi amoon moo yées parce que boobu dañu waxoon ne boo bëggee bokk da ngay am fukki député yu la jàppale te député yëpp président Senghor lañ bokkaloon lañ àndaloon ci la après le parrainage ñëw ñu ne indépendant yi rek lañ ko imposé parti politique yi bi leen ci boole la ñu door a yóbbu loolu
loolu moom malhonnêteté politique la parce que ñoom ñëpp bi parrainage di am ñu ngi fi woon ba 1997 bi ba 2017 bii passé ñoom ñëpp ñu ngi fi woon te benn parti politique masul wax ne parrainage baaxul mais bañ leen waxee ne parrainage li ko taxoon a jóg mooy dañuy bañ sugum gaye bu jóge fële ku nekk ne man damaa nekk candidat looloo tax ñu ne indépendant yi boo ci bëggee bokk il faut nga am parrainage même bu fekkee téeméer la wala ñaar téeméer la moo téeméeri junni ñooy am rek principe bi la donc politiciens yi nekk ci parti politique yi ñu ngi fi woon nga gis ñoo xam ne dañuy am parti ba pare able seeni récépissé. C'est ça. Talla Sylla la moo ko jëkk a def ak Djibo Ka renouveau. ñi xaw ma ndax yéen a ngi koy fàttaliku wala déet defe naa 95 la woon wala côté yooyu renouveau donc politique ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti politique yi politiciens yi bi ñu ne léegi boole nañ leen ci yéen comme sugum gaye bu ñëw wala wote bu la weesu fàttaliku nga ne 47 listes ñoo bokkoon. ñu ne bi yoon dañ koy étendre ci parti politique la ñuy door a wax ne parrainage fu mu am catastrophe la c'est pas vrai parrainage dafa mas a am Sénégal ba mu juddoo ba léegi. mais li tax mu baax li nga xam ne moo xew nii li tax mu baax mooy kenn dootul mën a forcer ku bëgg a def dara da nga ko waxtaane opposition bi ne woon nit ñi su ma faloo danaa soppi lii danaa def lii ni ñuy joxee suuf si sax danaa ko soppi ni ñuy defalee léegi nag bu ñu demee assemblée nationale danañ wax ñi ñu faraloon ana loolu lu mën a amee ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi tey avec 83 députés nga xam ne il suffit kenn ci ñoom kese ne d'accord ma yëf yi du jàll ñoom it nu ñuy def il faut que ñu waxtaane ko donc je pense que démocratie au Sénégal gagné na en maturité bu nganda démocratie nag ak dundam kenn xamul fu muy yem bu ko ñëkko ci taxawul baax Amérique gi def na ñaari téeméeri at ñëpp di wax ne démocratie ci àdduna yëpp moo ci ëpp doole ba ku ne yaakaaroon na ne leneen mënatu la am Amérique mais élection yi fi weesu gis nañu ne tuuti démocratie yàqu fi quand même effectivement moom koy daa dellu ginnaaw like third world country naroon na dellu gannaaw effectivement hélas oui déet gis nga xam nga aussi parfois booy wax ak ñu nekk ci Afrique surtout bu ñu defee seen i toj ba pare boo leen waxee dañ naan seen Amérique googu ngeen nekk sax am na fa gis ngeen na fa xew waaw mais loolu lañ doon gis ci third world country moom lañ doon wax di gis third world country xam nga lu leen wutale oui Trump bi mu nekkee président ñu def élection yi ba ngoon mu ne dañu maa sàcc bu doon third world country li muy jëkk a def mooy yebal armée ñu jàpp Biden mais amul pouvoir bi daf ko mënul loolu mooy wane ne institution mais amoon na yéene bi daf ko mënul amoon na yéene bi daf ne woon loi martiale la bëgg a def loolu mooy wane ne lay xew third world country xawul fii dëgg la lu mooy au moins institution yi président bi mën na bon mais armée bi nga xam ne ñoo yor ngànnaay yi bañ leen waxee ne waa ji mën na jéem a def coup daa mu ne ñu leen amul bal amul fetal mënul def dara te ñun mënuñu koo defloo loolu mooy solidité wu démocratie wu Amérique ba léegi tey ji la gën a feeñ crise bi moo ko gën a montré mais li ñu ci war a jàppe rek mooy démocratie du ñu ne mukk màgg na dootul dee dañ ko war di bàyyi xel Sénégal daal def na avancé bu mag ci démocratie am na solo ci élection yi weesu mais nag nañ ko sàmm il suffit mu am ay petit complot yu ndaw pour bloquer le tout man maa ngi dégg loolu luy door a gën la defe naa maa ko jëkk a wax ci média ñi nga xam ne ñooy opposition bi am na ñu wax ne ñu ngi waajal taxawal juróomi groupe parlementaire parce que xam nga vice président wu nombre yi ak secrétaire yi ak président wu commission yi bu fekkee juróomi groupe la ñu am majorité bureau assemblée nationale dootul travail lépp bloc bu ñu yeggee foofu nag lu ne mën nañu ci fekk voilà muy lu am solo am na mbokk bu woote sànq di la gërëm grand dame muy lu am solo di wax ne rek dañoo bëgg seq ak moom waxtaan bi dañ ci bëgg a profité parce que bëgguñu bàyyi gars yi di dugg génn mais léegi donc leeral nga lu am solo ci fi ñu jëm gouvernement bi di ñëw ak premier ministre bi nga xam ne nii ñu ngi koy ruumandaat ne ci juróomi nit lañ ko yaakaare do jaru sax ñuy wax tur yi mais yow nan nga jàngate situation boobu ban premier ministre nga yaakaar ne fi ñu toll nii tey grande dame ak expérience bi nga am c'est yaa ngi jaabante diggante macha allah Amérique ak Sénégal yaa ngi dégg li nit ñi di wax ci suuf kan nga yaakaar ne tey moom la ñu war a mun a indil. mënuma la wax kenn ne moom la yaakaar. lu tax loolu ndax le président Macky Sall. xam nga Macky Sall ci boppam.
bi ñu ko laajee ne ndax jàppagul nga koo war a nekk premier ministre. mu ne jàpp naa ko ba pare mi ngi sam bopp leer na. waaye li feeg si ñëwuma décret bi mën naa soppi ko. loolu tamit dëgg la. xam nga moom moo ko wax. moo ko wax. parce que bon ndegam ba mu amee 127 députés la waroon négocier waxuma la ak léegi. parce que tey jii bu falee gouvernement ba noppi. balaa ñuy taxawal assemblée nationale. ñi nga xam ne yaakaaru nañ dañuy bokk ci gouvernement te dugaluñu leen ci député dong dese leen te ñu yaakaar ne doyu leen. bu ñu wootee président assemblée nationale mën nañu wootee feneen. donc il faut mu négocier. moom ci boppam wóoru mu ne jamono bi may wax ak yow wóor na ko kan la fay teg négociation la mais léegi dafa am loo xam ne. nañ ci bàyyi xel. muy lan. xam nga li ñuy wax ci Amérique lobbying. lobby am na ñoo xam ne ñooy demal seen bopp ci presse bi ne tudduma waxal ne ci ñi war a teg premier ministre la bokk pour président fàttaliku ma. am na ñoo xam ne seeni nit ñooy dem ne tudd leen diw ndax mu bokk. ñu bàyyi ci xel. yeneen li ci des ci presse bi am na nit ñoo xam ne dañuy gisaane pour bu ëllëg ñu ne maa ko bi jëkkoon a bind. waaw. donc juróomi nit yoo gis ak fukki nit yoo gis ak. ñaar fukki nit yoo gis ak ñu naan kii premier ministrable la kii mën naa nekk moom lay doon kii mën naa nekk moom lay doon. bul ci duma sa doom. léegi doyen li ñu war a waxtaan dafa bëri di fa ñu baral affaire yi parce que li ñu war a waxtaanee bëri na. mais damay tudd quelques tours rek Amadou Ba nekk koo xam ne ku jege Macky Sall la sax Aminata Niane moom it xam nañ ko yàgg na ak président Macky Sall depuis jamonoy Abdoulaye Wade ñu ñëw ci ku mel ne ki nga xam ne nii moo di Mamadou Fall Kane ñu ne Paris Bercy Abdoulaye Daouda Diallo kooku moom bras droit am la Amadou Hott nekk koo xam ne nii ñëpp xam nañ xariñam ci loolu nga xam ne nii mooy liggéey bi muy def ñu am ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye nekkoon ministre des affaires ministre de l'intérieur nekk koo xam ne koo xam Sénégal la moom tamit ñëw tamit ci ku mel ne Aminata Touré nekkoon premier ministre nekk koo xam ne nii moom lañ dénkoon législative yi moom it mu def liggéey bu am solo donc tey donte leeral nga ñu loolu yëpp dafa am benn ku ma doon waxtaanal mi ne ma El Hadj mi ne ma ñi fi tudd ñëpp ku ci nekk bu ci laalee coow mun na am mi ne bu dee Aminata Touré la dañoo jàpp ne bu dee naam gañe na waaye des na nu mu waroon gañewu ko ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye daf ko xaw a ragalee xel ndax nekkoon na koo xam ne nii d'ailleurs li tax mu boole leen génne dañoo jàppoon ci ñi ñu jàpp ne dañoo yàkkamti woon pour jël place am ñu ne ku mel ne Amadou Hott ku nekk xam nañ ne ak xarañam mais c'est pas un politicien ku mel ne Amadou Daouda Diallo ñu ne bu ko jëlee dafay mel ne mbokkam la jël mbir mi dañ koy delloo ca nanu ko mbadam comme ni ñu koy waxee ku mel ne Mamadou Fall Kane mu nekk koo xam ne nii nit ñi xame wuñ ko noonu donc ki nga xam ne nag mooy Aminata Niane tamit nit ñi xam nañ ko waaye am nañu yaakaar ne tey bu ñëwoon day nekk surprise ki ñuy mujjee muy Amadou Ba ñëpp xam nañ ko ci digganteem ak président Macky Sall waaye ñu bëri dañoo jàpp ne dafa jege tamit ki nga xam ne nii moo di Ousmane Sonko. tey lan nga mun a ci waxtaan boo xam ne seq naa ko ngeen yow mi nga xam ne nii yaa ngi Sénégal di dama ko ñëw li nga xam ne nii kooku jot na ko jundu en tout cas muy Amadou Ba muy ñaar ñi ñoom c'est sûr c'est problématique ci li nit ñi wax muy Amadou Ba ak ki nga xam ne nii moo di Abdoulaye Daouda Diallo. waaw xam nga ba tey da ngaa boole ñaar yi loolu ngay wax noonu analyse boobu. li mu boole mooy gisaane ak lobbying. waaw ba tey. gisaane ak lobbying. waxtaan xam nga dafa jege président. gis nga président ñi mu jurat ay mbokkam ak yëpp bis bu faloo président kenn jegeetu ko ministre bu mësula jege président amul ak ministre boo mën a doon. dëgg la. jege woon nga ko mais président teewul ñooñu naan dafa Amadou Ba lu dafa xëy dàq ko ñu bari ñu di kaas ne Amadou Ba lu tax mu dàq ko. Aminata Touré lu tax mu dàq ko lu tax mu dàq Omar Youm lu tax mu dàq Matar Cissé parce que ñooñu ñëpp dañu yaakaaroon ne ñu jege président lañu. président amul ku ko jege. président gis nga booy séq ak président. bul ci boole affaire émotion ak affaire xol àndal ak sa xel. li ci des yëpp lobbying la ay nit ñu naan tudd leen ma ak ñoo xam ne danaan maa ko fi jëkk a wax wala sax ka ko wax
bëgg kooku dégg ko ne ko yow de sama waay nga yow yaa yéene nga ma. yéen nga dafa bari yu ci bokk. moo tax lu mel nii daal man. li may def mooy. tekk comme wax ji. ci benn signature la. te signature bi ku ko yor crayon la ko defee yor gomme facetine ko. ku la wax dafay wax li mu xalaat wala li mu bëgg wala li mu yéene wala li ñu ko yónni mu wax loo ko. En tout cas, connaissant le président Macky Sall li nga wax ni lu leer la day signaler gauche dem droite donc kenn xamul ki nga xam ne nii mën nañ yaakaar ne moo nar a nekk premier ministre bi noonu la tamit ki nar a nekk prochain président de l'Assemblée nar a nekk problème ndax nekk na koo xam ne ni tey ku mu fa mënta teg ñaan ñu ko yàlla bu dara xewoon moo nar a nekk moo war a nekk mën na ko remplacer pour nekk président le temps waaw. oui waaw donc mais comme li ma la wax la ba léegi. moo ñëwaat c'est pareil aussi question rapport de force. foofu tamit lobbying lay nekk. non question boobu c'est encore plus complexe et réalité. parce que le président Macky Sall n'a plus toutes les cartes entre ses mains. waaw donte tey naroon na dem toog ak ñi nga xam ne non il faut mu négocier ko même loolu ci biir parti am. amatul force bi boo xam ne day wax man maay décider. yéen ñëpp topp leen ma daf koy négocier il suffit de 2 députés tout court. pour que ku mu fa proposer doo jàll 2 députés yu maire kese. bokkul ak gouvernement. c'est loolu mën a nekk la. bokkul waaw bokkul ak gouvernement. bokkul ak gouvernement loolu question rapport de force la. le président doit négocier serré. donc la ñëw rek ne kii laay jël. donc la ñëw rek ne kii laay jël teg ko. donc the $1 million question doyen Dambabou mooy que ne mun nañ jàpp ne buñ la déggee prochain président de l'Assemblée nationale mun na nekk ci kujje gi mun na nekk tamit ci ki nga xam ne nii mun na jóge fu nekk. c'est peu probable pour ci kujje gi mën naa am dana jafe lool mu nekk ci kujje gi mais du loo xam ne nit mën naa jël loxoom teg ko ci alquran kaamil alquran wi waat ko ne du am. parce que président yoreetul toutes les cartes entre ses mains dafay négocier ci biir kuréelam ba mu mat sëkk. gannaaw loolu aussi vote bi buñ koy def vote secret lay doon. yàlla rek mooy xam koo woteel. effectivement koo ko waxul du ko xam. ñi ko jéggi ci boppam ngay wax noonu. ña fa nekk ñu néew lañ ci xam ña leen fa dugaloon mottali lañ leen fa dugalew suppléant xam nga mooy mottali. si. mottali nga xam ne nañu fexe ba mu mat rek. donc ñooñu tey jii kan moo la wax ne am na ci ñoo xam ne bu ñu leen woo négocier leen ne leen sa salaire u 5 ans yi mën nañ la koo fay tey defeel ñu nii loolu yëpp doomu aadama la. et puis nag le pouvoir parfois am na ay bong yoo xam ne bu la tegul fee mën na laa jox lee ci affaire gouvernement ak yooyu mais affaire transhumant ku ñu xis ba fal moom yow la ñu fal de sëñ bi ku ñu xis ba fal ko jeex na juróomi at jeex na bu deful toj kenn mën ko faa jëlee surtout que ci assemblée boo xam ne tey jii président mënatul am groupe parlementaire boo xam ne danaan jëlee leen ma fi diw comme ne président Ablaye Wade defoon Macky Sall xëy ne soppi leen loi bi ne président assemblée nationale 1 an lay doon bureau bi xam nga par at lañ koy renouveler ñu ne président assemblée nationale 5 ans président Ablaye Wade ba mu xuloog président Macky Sall dafa dajale assemblée ba ndax moo ko ëppale woon mais loolu amatul waaw loolu boo ko naree def li ñuy wax majorité qualifiée la ñett yu nekk nga moom ñaar yi te loolu amatul. moo tax ma ne la démocratie bi gën a renforcer bu baax lu ko nit di defar da nga ko négocier. voilà muy lu am solo di la gërëm beneen yoon ba tey ci waxtaan bi grand dame geste wala move bi président Pape Diop def muy koo xam ne koo xam nga ko xam nga ñu bëri ñàkk ko rafetlu am ñu bëri tam ñu ko rafetlu ban jàngat nga ci am. bon xam nga président Pape Diop dafa nekk décision boo xam ne amul kum ciy ragal normalement président Pape Diop dama jàpp ne bu dee affaire alal la peut-être yàlla may na ko ci loo xam ne. effectivement ay loolu du lu koy ragal loo. beneen bi mooy ci opposition bi nag dafa bari groupe yoo xam ne c'est de l'intimidation. lu ñu décide ñu ne nañ ko saaga ba mu tooy xëpp ba njabootam dootu ñuy ñemee xool Facebook mais Pape Diop yaakaaruma ne loolu
warati naa nekk problème am tey. et puis nag bu fekkee ne démocratie la ñu nekk kan moo war a décider ne maay xalaatal sama bopp xalaatal keneen bay xalaatal Pape Diop fu muy dem daf ci am droit. dafa am droit ci fu mu bëgg a bokk fa mais ñeneen ñi bu ñu demee ku mel ne Pape Djibril Fall wala Alassane Sall. bu demee tey ji bu demoon tey ji ànd yeewi xam nga kenn dox dafa transhumé. xam nga transhumé ci tubaab mooy lan. nu mu tudd ci wolof. mooy nga soppi bërlu bi nga doon sàmmee sa jur. ñëwaati ci wolof boobu diis na ci ñenn ñi dem ci beneen peere yi. donc Sénégal nag il faut qu'on arrête. bu ñu nee nit jógee na ci opposition bi dem ci Macky Sall ñu ne dafa transhumé bu ne jógee ci Macky Sall dem ci opposition bi ñu ne guerrier la transhumé la rek soppi bërlu kese la. voilà c'est bien dit am nga droit dem fi la neex. c'est bien dit ñu xamee ko fa noonu donc foog naa ne sax ne loolu yàgg na am c'est ku ci nekk na nga ca bëgg a defee ngay defee léegi dañuy tourner page bi ñëw ci ki nga xam ne ni mooy en tout cas phénomène bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñu bëri jot nañoo wax ne seen candidature ni dañuy dem doon président ils seront candidats pour 2024 kenn dafa ko coow waaye moom bi mu ñëwee ne samp na ndam pour 2024 mu mel na nekk na situation boo xam ne nii international ñëpp jël nañ ko dégg nañ sànq suñu confrère waa RFI di ko fësal seen xam naa noonu la fa demee. Grande Dame nan nga jàngatee situation boobu ci koo xam ne nii nee nañ loxoom setul am na en tout cas justice mu ngi teg ci ndoddam ba tey parewul jógul ci moom mënul sax génn dëkk bi fi mu toll nii. mais moom wax na lu leer nee na ala kuli al dina doon candidat c'est kenn mënu ci dara ba pare ne leen boo leen ma laalee boo leen moytuwul lépp loo xam ne intérêt la ci jëm ci yéen di ngeen ko ñàkk. yow mi nga xam ne nii yàgg nga xool politique yàgg nga gis tamit situation politique nan nga jàngatee situation le phénomène Ousmane Sonko ci jamono ji ñu nekk nii. bon moi je pense que. kenn mënul werante ne Ousmane Sonko phénomène extraordinaire la ci politique bu Sénégal. bon ñu bari dañu naan moo fi jëkk dem élection première fois am 15%, c'est pas vrai. En 78 le président Abdoulaye Wade avait 17 ans. 17%. 17%. mais c'est différent jamono bi ñu nekk addunay ndaw ñi la ñi gën a ndaw ci politique. te moom moo génn ci jamono boobu donc kenn mënu la werante ne c'est un phénomène particulier. Effectivement bu déclaré candidat am ak Dame Babou mu tëddee fële ñëw ne day déclaré candidat du benn. oui. ni ñuy waxee bosam du bokk ak ni ñuy waxee bu Dame Babou. mais aussi kenn mënuma nekk candidat loolu waxu politique la. fàttaliku nga ne ñaari weer wala ñetti weer ñeenti weer dong la. dañu waxoon ne élection kii du am bu ma bokkul. élection législative du am. bu ma bokkul effectivement. bu ma bokkul. am na wala amul. am na effectivement. hein ouais. donc politicien day boole ñaar maa fi nekk bu ngeen ma ko joxul daal gi dina weng mu kile. donc waxu politicien buy xasu politicien xas dong la moom mbër muy dem ca boo gisee mbër yi ñuy def jàkkaarloo ci télé yi. face to face kenn ku nekk da nga naan bu ma la jàppee 2 minutes du ko amat ma dóor la nga daanu. on a vu Ousmane Sonko mu dem télé bay xaxar ma Mimi Touré sax naan ko tata Mimi campagne du fi amee bye est-ce que campagne am na wala amul. am na effectivement. donc bu ngeen ma jëlul bu ma bokkul bu ma nekkul candidat na ñaan yàlla bu fekkee ne liñ koy jiñ defu ci dara mu dem ba tribunal leeral ko bu amee kenn mënu koo tee nekk candidat. yaakaar nga ne donc dina janoog le juge. loolu juge bi moo koy décider xam nga juge d'instruction mooy lan. bokkul ak procureur avocat la kese day jiñaate. mais li mu la jiiñ taxul ñu ne moo am. looloo tax ñuy wax ci tubaab présumé. innocence présumé. violeur présumé. accusé de. juge d'instruction moom mooy instruire à charge comme à décharge loolu lañ koy waxee ci droit. bu ñu la jiiñee dara bu ñu jiiñee nit dara pas yow ñaanalu ma la ko. bu ñu jiiñee nit dara.
day ñëw déglu côté bu nekk. bu ko neexee mu def comme li ñuy wax fii amee dismiss lii jarul dem àtte lii jarul dem tribunal lii jarul dem procès. bu ko defee mu ne fii la yem te kenn mënu ci dara. appel ngay le procureur bi di def. dossier classé. cour d'appel décidé. loolu lu mën a am la. mais aussi procureur mën na ne kii nag li ma gis nag jar na dem ci yoon. lii nag moom jar na dem ci àtte. xam nga ci affaire yoon dañuy jàpp nit wax ko procureur mu ne enquêter leen na ko laaj ji to yo juge d'instruction ne ko dama bëgg ñu ubbi procédure judiciaire ñu ubbi ko kooku di gëstu déglu ñëpp xool kayit yëpp xool li gendarme bi wax xool li policier yi wax xool li ñeneen ñi wax ku nekk li nga lay bu ko defee mu ne jar na dem tribunal wala jarul dem tribunal. procureur mën na xëy benn bis ne li ñu ma gis jarul ñu yóbbu Ousmane Sonko moom ñu atte ko waaye bu procureur waxuma procureur juge d'instruction baal ma waaye bu juge d'instruction bi ne moom dafa war a dem tribunal mu bëgg ko mu bañ ko dana fa dem. ñoo fa dem mu bëgg ko mu bañ ko dana fa dem. voilà ñu ngi doon fàttaliku suñu frère suñu xarit ku mel ne Baba Aïdara benn jamono ñu ngi ko doon laaj mu ne leen buñ ko woowee dina wuy ji c'est effectivement buñ ko woowee dem na wuy ji muy lu am solo léegi dañuy anticiper rek doyen Dame Babou ba tey ñëw ci wàllu li ñu wooyee ay scandale en quelque sorte en tout cas ci wàllu hôpital Dantec coow li bëri na trop wàllu Senelec tamit coow li bëri na trop situation yu mel noonu ñu koy tudd ci ay wàllu suuf ak yooyu nan nga jàngatee situation boobu. bon pays wu démocratie moom. politicien buy accuser beneen politicien buy accuser pouvoir ku ko bañ doo am démocratie te ku amul démocratie fetal la lay mujj a àtte benn bi. mais est-ce que scandale yooyu ñuy wax jàpp nga ne lu am la. déet moo koy mën a xamee. non c'est le journaliste qu'on a invité. d'accord dama dem kayit yi yor kii banque yi wala déet. loolu koy mënuma ko xam mais loolu nag moo wutale politicien ak kuy jéemal wax lu xalaatam. politicien boo ko waxee daf naan du dëgg wala dëgg la. waa léegi sa xalaat ci Sénégal bi nga xam ne ñëpp a ngi yooxu di wax ne scandale de gauche à droite. li ma xam mooy. le Dantec bi moom seetlu naa déglu naa ñi koy naqarlu déglu naa ñi nga xam ne dañ ci ànd. ñi nga xam ne dañ ci ànd. loolu réew yi ci àdduna yëpp ñoo koy def. yor suuf soo xam ne fa mu féete dafa jaral nit lu bare nga ne la ma fa doon def mën naa ko def ci lu gën a tuuti ma jël genn wàll gi jaay ko tabaxal li ci des ñi am ay terrain Almadies li ma lay wax xam nañ ko bu baax. am na ñu bari ñoo xam ne jamonoy président Abdoulaye Wade dañuy am 2000 mètres carrés Almadies jël 1000 mètres carrés yi jaay ko tabaxe ko pale ci beneen 1000 mètres carrés bi état yi ci àdduna yëpp ñoo koy def. ci lii est-ce que yéen a ngi fàttaliku bi ñuy tabax monument de la Renaissance ak coréens yi ak jawriñ Mbàkke yu fay xam nga li ñuy wax paiement à dation loolu lañ tabaxee gouvernement wu Sénégal trésor ministère des finances du Sénégal fayul dërëm ci monument de la Renaissance mais suuf soosu nekk mamel wër ko ci la ñu jox ñi nga xam ne ñoo ko doon tabax lu doy sëkk ñu fay leen ci paiement à dation loolu mooy li ma comprendre ne moo am mais comme fële defuñu paiement à dation parce que ñu bari dañ ko ragal dañu ko jaay ay nit pour am lu ñu jël lenn nee nañu li ma dégg ñu wax ko li ma gis ñu boo leeral ko mooy 74 à 90 milliards la war a doon ci suuf si mën nañ cee jëlee 30 milliards dugal ko ci déjà li ci des gouvernement bi mottali ko loolu mooy li am donc mun nañ jàpp ne c'est plus de 30 milliards. non bien sûr. ok man li ma gis. li ma dégg directeur du FONSIS nga xam ne c'est la source officielle mu wax ko. personne n'a jamais dit que 30 milliards. ok ci financement bi jël nañu ci suuf si am ci 30 milliards li ci des lañ koy wuti. c'est ça qui s'est passé. janti leer na maintenant nag. suuf fu ñu ko tuddee comme la ñu waxoon ci jamonoy président Ablaye Wade avec monument de la Renaissance. Ce sont les mêmes yi àndoon ak président Ablaye Wade tey jii
ak seen alliés yu bees ñooy accuser le gouvernement du président Macky Sall. waaw quelle est la différence. ils nous diront que ne looloo tax ñu jëlee ko fi donc moo tax du ñu bëgg tamit mu am pareil. non li tax ñu jëlee ko fi. dégguma ku laaj 1 million et quelques Sénégalais yi wote woon. ñu wax leen nangam sangam ak nangam sangam a tax ñu jëlee fi président Ablaye Wade. d'accord gisuma ci fa am na benn docteur boo xam ne nekkoon na la Dantec mu nekk Bordeaux. hôpital ba muy liggéey nee na la ñu fa jaay ci ay hectares kenn xamul ñaata la pour tabaxaat hôpital bi li ci des ñu def ko leneen Bordeaux. kooku bokkul ci président Macky Sall bokkul ci opposition. D'accord. C'est ça le problème. D'accord. Une opposition qui accuse le pouvoir. Ça moom loolu moom fu démocratie am dana fa am. voilà xëy na tamit grande dame ni ko nit ñi gisee mooy ni ñu jëkkee xëy génne leen ñoom ñëpp moo ñaaw wala bokk mu nekk lu bees ci ñu ci Sénégalais yi lu ñu musta yaakaar xëy na tamit loolu moo waral lu mel noonu mais bon li am solo te am solo mooy que ne nee nañ ñu ngi leen di yóbbu ci ay bërëb. et que ñu ñaan yàlla parce que man yàgg naa ko yooxu fii bi may xam dayo bi nga xam ne hôpital soxla nañ ko mooy bi sama waajur bu jigéen feebre ma gis ne woote ambulance sax lu leen teewoon la ma yooxu ko fii donc bu ñu nee danañ tabax hôpital dama ci kontaan mais peut-être niñ ko defee moo xaw a jaaxal nit ñi. dañuy mais El Hadj. oui El Hadj. oui. xam nga am na benn bindikat bu mag. bu ñuy wax Frédéric Engels. daf doon wax benn waaye bu ñu ne Feuerbach la tudd. mu ne ko yow philosophe village nga. looy door a xam da ngay defe ne day door a xew. te yàgg naa xew. ñii xëy ne ñi naan dañoo xëy rek wax ko est-ce que laaj nañu kañ lañ tàmbale processus bi est-ce que laaj nañu première réunion ba ñu def ne hôpital la Dantec il faut ñu tabaxaat ko xam nga ñaata at la est-ce que xam nañu ko politiciens yi ñoo ci door a dugg woy. waaw philosophe du village lu muy door a xam. day defe ne mi ngi door a xew. donc ça veut dire que ne mun nañ jàpp ne loolu tamit lu ñu xam la. Francis wax bañ ko tàmbalee yàgg na. Sénégal dafa dëgër bopp boo ko nee jóge fi tey dina jël temps balaa ma koy def. mais bon bañ ko tàmbalee yàgg na politiciens yi ñoo ci door a dugg. bien dit il nous reste que 7 minutes am na ñaari questions yoo xam ne nii bëgg naa la ko laaj rapidement dama la koy am na kuy insister dama koy may chance rek rapidement allo mbokk mi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Samba Sy maa ngi ziar waaw. rapidement na nga def. ñu ngi sant yàlla. maa ngi lay nuyu sa invité bi quoi. jërëjëf rapidement. hôpital bi am na Sénégalais ñi ne dañuy toog ak hôpital bi laaj ñu dërëm du ñu jaay dara. waaw hôpital bi fay leen ci 20 ans. waaw. lu toog mënuñ jël action boobu ñuy jaay. jërëjëf merci beaucoup Samba Sy on a compris grande dame donc boo ci ñëwaatee rek nga jéem a tontu Samba Sy maintenant. je comprends même pas. waaw je comprends même pas ce qu'il a dit. non ce qui en tout cas li mu wax rek mooy que ne am na ay Sénégalais yoo xam ne nii peut-être pare woon nañ wala am na ñeneen ñoo xam ne pare woon nañ pour investir ci hôpital boobu c'est du jar ñu ko doon jaay keneen mais bon. ça n'a pas été le cas mënumaa gëm ci kaw suuf. benn homme d'affaires. pour ñëw ne damay ñëw pour investir pour rien. d'accord. Sénégalais ku jóge Mali ku jóge Burkina ku jóge Australie ñoo yem. d'accord voilà des hommes d'affaires. bien dit ils investissent pour des bénéfices. effectivement. voilà donc ñaari question yi lii la mooy que ne dañoo gis léegi Sénégal ay affaire bojante ay xeet ñii ne waa sud la ñii ne waa nord la ñii ne nii la bëgg nañ ci am sa xalaat bi mu amee ci diggante bi. bi mu amee ci diggante bi en tout cas ci moment bi lañ ko gis muy diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall beneen laaj bi mooy que ne ñu xamee la lu bëri bëri ci jàppale sénégalais yi ñu am ay dëkkuwaay ak yu mel noonu nga gis ne ni tey mu mel ne dëkk bi yëpp am na ay événements yu bëri yu war a am nan nga jàngatee lu mel noonu situation boobu bismillah. bon bu njëkk bi nga jëkk a wax. bu ñu bëggee noppalu ci àdduna dañuy jàpp àdduna ni mu tëddee. ñu seet ñu ko mën a utiliser pour mu am njariñ gis nga wote pour sa mbokk ànd ak politique pour sa mbokk amul réew mu amul gis nga kenn mënul fexe ba waa Ziguinchor ñu jàpp ne am nañ doom joo xam ne mën nañ yaakaar mu nekk président bu ñuy wote ñu ne moom la ñuy wote Fuuta ak Fatick kenn mënul tere ba dañu ne Macky Sall suñu doom la dañ koy jàppale. Amérique gii bu ñuy def campagne électorale.
doo gis benn républicain muy campagne New York parce que xam nañ ne waa New York démocrate yi la ñu faral. waaw mais grande dame loolu mosuñu ko woon gis ci Sénégal nu mu mel ni li ngay wax nii moom leer na nañ xam nañ ko mais mosul woon mel nii mësu fee jógee dayo bi mu am nii léegi ñoo ko bëgg a salteel ok politicien wu léegi ñoo ko bëgg a salteel loolu mooy wax ji mais vote kii la li ñuy wax de cœur amul réew mu amul ci àdduna amul réew mu amul c'est que politicien wu léegi ñoom la pouvoir jaral lu nekk on a compris merci léegi événement yi bëri nañ lool macha allah ci mois de septembre bi mu nekk loo xam ne nii yow bokk ci ñi ko doon njëkk a def lan ngay wax ci lu mel noonu loolu rafetlu la wala maa ngi door a ñëw waaw kon nag maa ngi lay yëgal ne am na ay donc am na événement yu bëri yu war a am looy wax sénégalais yi ci lu mel noonu ni ci ñëpp jàpp voilà non moi je pense que am na solo am na solo nit ñi nga xam ne seen loxo joti na ci ñëw ma xam ne am na lu sénégalais fii soxla ñu andi leen ñu ne leen kaa leen gisee ak ñoom bu leen doyee ngeen jënd bu leen doyee ngeen bañ a jënd loolu effort bu am solo la ñu koy def dañ leen war a jàppale et puis mënul rek nag ne lu jóg lu nekk nga ne kii lu ko tax a jóg ak lu ko kile magum jëm nga demal jaay jënd dong la damay jaay kër ne la wóor ne boo koy def ci notaire nga koy def la mu la wax vérifier ko ba xam ne am na ko c'est tout mais lu am solo la nit ñi dem fa d'accord bàyyi soupçon yi inutile yi d'accord grande dame ñu ngi lay gërëm bu baax a baax lan mooy sa dernier mot pour tey incha allah tàggu la rek di la gërëm déglukat yi jërëjëf merci beaucoup grande dame voilà kooku mooy le doyen Dame Babou ñu koy gërëm bu baax a baax ci leadership ba moom tamit am na kuy doon insister ñu bàyyi ko di leen wax ne tamit comme ni ma ko yàgg waxee rek rajo Sunu Afrique bu fii yegsee ba fii yàlla ak moom la moo ñu njëkk a tendre micro en tout cas ci rajo ñu koy gërëm ci loolu dayman des fois ñu wax ko des fois duñ ko wax waaye ñu ngi ko ci gërëm bu baax a baax donc rajo Sunu Afrique def ñu rek lu dul bëgg lañ ci xol bi